ñëw ci yow ba pare. Ndiaye loo gisee montre boo ñëwee ci Ndiaye loolu nga fiy fekk. Ndiaye kat wax xel comme accessoire. waaw ko may montre bu rafet te xam nga sax. waaw du question wayaan léegi tey gars yi xëy bind lu leen neex mais. yàlla na ko yàlla fay daal. amiin yaa rabbi mu Abdou yàlla na ko yàlla fay gars yi muy liggéeyal de ñëpp. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi nuyu waa Sénégal di am mbégte di ànd ak ñoom ci suñu journal fait divers xalaas. nee naa bu jeudi jotee jàpp vendredi damay mel ni ko xaw a triste parce que damay xam ne samedi dimanche duñ déggante. waaw xalaas bi dañ ko waroon di tàllal rek. waaw di tàllal rek 7 jours sur 7. waaw du noppalu de. ah moom kenn war a cee noonu noppalu lañ ko moom. waroon defee mais ñi ngi leen sant bu baax a baax ñoom auditeurs yi kenn amul seen fay. waaw maa ngi ñaanal ñëpp jàmm rek. ban sa équipe bi. waaw nañ ñëpp am jàmm. waaw équipe bu mag la yow tam. waaw équipe bu mag la. Sénégal entraîneur bu mag. entraîneur bu mag joueur yi mag. waaw lu leer naa ñu laa la wax. wax ji de moom dafa leer moom ndax démb. waaw waa ji ni mu classé xool ñu dëkk Thiès jël leen dugal leen ñoo dugal. ñu dugal waay Samba xanaa kon bu ñu football Égypte dañuy wut ay égyptiens. non bu ñu football ak waa Fouta nañ jël waa Fouta ak waaye en tout cas démb moom classement bi. macha allah mais moom kët suñ gagnant c'est moom. le meilleur entraîneur du monde Aliou Cissé. le meilleur joueur du monde Sadio Mané la. ñu jox ko ballon d'or bi gagné na ko. joxuñu ko gagné na ko. voilà. jeex na mu jeex yàlla na ko yàlla dimbale Sadio dóor Mané. Congo match bii di ñëw dañ koy dóor. ku ñuy footballal bii di ñëw. Eswatini mooy président bi ñëwoon na fi temps yi passé c'est Macky Sall mooy waa ji wodd woon rek te ñëwoon fi. dëkk bu ndaw la genre dëkk comme Croatie la dëkk bu mag la. ok bu ndaw dëkk bu ndaw la. seen defe naa capital bi mu tudd Mbabane ñii da naan Mbabane ñii daan Mbabane. est-ce que du Swaziland lañ changé def ko waaw Swatini. voilà yaakaar naa de. Angleterre moo leen colonisé woon ñu tuddoon Swaziland. merci beaucoup professeur Lamane Mbaye baax na ci leçon histoire géographie. soo bëggee moo xoos. non fu ñu baax nekk na ñoom fu ñu nekk ci Afrique. ñoom ñi ngi nekk boor yi da ngay dégg Youssou Ndour naan Afrique Mozambique. Zimbabwe waaw Botswana côté yooyu la ne. boor yooyu waaw boor yu Lesotho. dëkk bu ndaw la. voilà amuñu président roi lañ am. Professeur ak premier ministre. roi lañ am ak premier ministre. waaw jërëjëf amul parti politique. ban baax na. waaw am foofu amul ay association fa nekk. ban baax na ma dolli wala. non non baax na. dëkk bi yëpp soo ko wëree 200 kilomètres la. lépp. waaw dëkk bu ndaw la. baax na. ma dolli wala. non baax na baax na. les joueurs yoo xam ne su ma gisee sa équipe bi damay découragé. yan joueur dinaa fi toog fii di leen tudd. équipe bi daal ñëpp a baax. waaw kon baax na. supporters yi baax baan na ku ne sa baat daw na sa yaram ñu doxal baax na. équipe bi ñuy dajal musul dem Coupe d'Afrique Sénégal musu faa dem. baax na xalaas bi njëkk lu mu wax. ma dolli. non baax na. kon ñu dem port. baax na. port gi nga fi digge woon. tey kay port la ñuy dëkk soo moytuwul. déet. Njaay port toj na de. dëkkal port man dëkkuma port. port toj na. waaw. SMS yaa ngi ñëw de SMS yi ñu ngi ñëw baax. mais lu xew port xam naa xam nga Njaay port toj na. gis nga. waaw. Ndiaye man xam naa sax ñu nekk biir port. waaw. ñu ma envoyé ay SMS di ma wax ni li ñu wax ci port yëpp am na luñ ci bàyyi ñu ngi yàq suñu liggéey am na ñu nekk port ñu ma envoyé loolu. ñoo mooy nit ñu baax ñi. am na ñu nekk port ñu baax ñu fay liggéey. léegi yow da ngaa am koo xam ne dafa am lu mu dund biir port. ay ñoo xam ne yow mi am nga ci ma am ci Njaay am na ci yow mi am nga ci ñun ñëpp am nañ ñu ñi dund biir port ñu fa dund ak càcc dañoo bari. man port benn yoon laa fa ma sem reportage fàtte sama carte presse ñu téye ma ci buntu bi. waaw su ma dugg port. waaw xanaa may dem Gorée te loolu bokkul ci port. en tout cas ñi fa nekk di liggéey. waaw ñu ba liggéey bu baax ñu ngi leen sant di leen gërëm. waaye yónni sa oto indi ko Sénégal def ci li nga ciy def indi ko ñëw soo yow bagage fa dee dañ koy sàcc maanaam accessoire oto bi yëpp. ñi ko dund nag ñëpp mun ñu leen a teg ci émission bi waaye dinañ teg ñenn ñi déglu Njaay déglu ku njëkk ki. li xew ci port autonome de Dakar bii mu ngi bëgg ëpp loxo nit ñi vraiment ëpp na gis naa benn vidéo buñ ma envoyé sax man bu ma gis naa ko ci net bi démb waaye boobu dafa fekk man lii dal ma ba pare man démb dafa am benn oto bu ma jot sama oto boobu dama ko jëlee Europe France laa ko jëlee def ci samay bagage def ci samay yu bare def ko ci maal dugal ko ci ginnaaw oto bi ma ñëwee ñu ne man déjà li ñu njëkk a def mooy boo ñëwee léegi dañ naan la da ngay louer casque da ngay louer gilet seen gilet yu jaune yooyu dañ naan la da ngay louer daal loolu yëpp normalement sécurité port bi moom moo ko waroon jël en charge nit ñi nga ñëw ñu lay bundu xataal ndax ay casque ak ndax ay gilet ndax ay dàll teg fa nag ay dàll yoo xam dàll yu bon nga xamante ni ku ñëw moom lañ lay jox nga sol c'est même pas hygiénique ma plié wu ci seeni kii sol ko bi ma duggee dem pour récupérer sama oto
ba ma ñëwee sama xol dafa jeex maa ngi fekk ñu sàcc feu yi ci oto bi sàcc nu mu tëddi sàcc clignotant yi sàcc verre rétroviseur yi sàcc lépp daanaka maal bi ci ginnaaw nag bi nga xam ne fa laa dugaloon samay bagage pour indaale ko Sénégal nga xam ne dama ko yeew ci oto bi ci ak antivol ndekete ñoom xawma nan la ñu man-manee dagg antivol ba sàcc bagage yi ca nekk yëpp ba ay dàll yoo xamante ni sax dàll yoo xam ne dañoo ràpp nga xamante ni man bi ma nekkee France moom laa doon liggéeyee sax dañ koo yóbbaale dañ koo embarqué yóbbaale bi ma ñëwee ma gis oto bi sama xol jeex lool ma jël sama téléphone commencé di photo nga xam ne duñu ay gendarme sax dañ boo leen fekkee foofu ay casque lañu sol ak ay gilet dégg nga yor seen ay tooki wooki di waxal ba ma ñëwee commencé di photo pour mën a def réclamation ñu ñëw di commencé di dal ci sama kaw di xulloog man naan ma waroo jël ay photo parce que fii règlement yi dañuy tere ku jël ay photo ma ni leen dinaa photo sama oto pour photo li manqué ci samay bagage pour mën a def réclamation fa lañ ma nekk di xulloog man di histoire ak man dóor ak saaga lañ ma deful ba ñu paree ci loolu da fekk na heureusement man jot naa jël ay photo bi ma jotee jël ay photo ñu ne ma de toutes les façons léegi comme que loolu la léegi yow demal nga sa oto demal nga gaare ko fële nga koy gaare dem teg ma foofu teg nañ ma fa lu mat 1h30 de temps ca tàngaay baax ci kii ba ni ma toogal foofu xëy na nag li may jigéen moo tax ñu def ma loolu waaye bu doon góor duñ ko def loolu fa lañ ma teg ma fa oto yi di ma romb di génn man leen man damay def réclamation biñ ñee ma dañuy indi benn papier pour signer boobu bëgg nañ maa nax ñu ne ma da ngay indi nañu indi léegi benn papier nga signer ko def RAS ma ni leen du ma def RAS damay def réclamation bi ma sonnee fa lañ ma téye xam naa ni c'était pour xootetal ma pour ma sonn pour li ma bëgg a def yëpp du ma ko def bi ñu toogee ba mu yàgg ñu daal di indi ay papier daal di ma waa léegi mën ngaa signer pour wane ni jot nga sa oto léegi man fa porte bi ma waroon a jaar ak sama oto pour def réclamation ndekete balaa ngaa génn port bi nga war a def réclamation ñoom fexe nañu nax ma après laa xam ne je me suis fait avoir parce que nax nañ ma ba ni ma yow léegi jarul sax ngay ran yi jaareel ci porte ba jaareel na le nga génn nga dem ci laay kaas ma ne man damay def réclamation fan la kii bi nekk ñu ne ma mais yow loolu avant ngay génn fële nga ko waroon a def mais c'est trop tard ni ma c'est trop tard comme ça samay bagage ñu sàcc ko karo ya newoon ca gannaaw oto bi daal lañ fa bàyyi te karo yi dafa diis te amuñu woon temps wu jël ko c'est décevant port autonome de Dakar lu toll ne port autonome de Dakar nga xamante ni pays yu bare ay Mali ak yooyu yëpp fii la ñuy jëlee seeni bagage fii la ñuy récupérer seeni bagage ils se permettent di bàyyi yenn yi ñu koy def loolu nag autorités yi moom war nañ cee taxaw jug parce que sinon dina gën a ëppi loxo di dem boo ñëwee ñu lay luweeloo ay gilet ki casque ak ay kii man démb dañ maa wax ma ni leen luyewu ma dara parce que Thiès laa jóge te andiwu ma sax xaalis en tout cas autorités yi war nañoo jug ci lii vraiment c'est décevant bu fekkee ni ku envoyé say bagage dootoo ko sañati dootoo ko ñemeeti lii ñaaw na Sénégal yii yu ndaw yii ñoo koy delloo ginnaaw te day gën a raw Sénégal ça devient de mal en pire vraiment man maa ngi sensibiliser autorités yi bu fekkee ni dégg nañ ma nañ ñu dimbali parce que tamit indi say bagage yaa ngi daw guddi yaa ngi daw bëccëg indi say yëf indi ko Sénégal ñu foog ko def ko nii moom ñaaw na moom vraiment xol bu jeex la. dafa waxee xol de. ah kenn na waxee xol de. xol la waxee de. ki njaay jël na. ki njaay jël. moom wala ñi njaay jël mook passe partout la ñu wax gën a garaaw. ñun bala ñu ciy wax. déglu ko. donc pour wax la ne que rek sàcc am na port mais comme dañ doon dem vacances ñun ñëpp en famille. ma ni Sénégal yu bëree bëri dafay xaw a cher foofu naa ko jënd fii dugal ko si oto bi quoi. c'était une valeur de presque 500 euros. waaw kay minimum matoon na ko quoi mais avant ma ko doon jënd contacté woon naa donc transitaire bi nga xamante ne moom war a génne oto bi donc mu ni ma bu ko déclaré quoi parce que dama ko bëggoon déclaré pour buñ ko laajee dara mu fay ko mu ne ma bu ko déclaré mais da nga may jox ko 50 000 de plus pour nga xamante ne moom laa jox douanier yi quoi pour ñu bàyyi bagage yi mu laaj ko mu ne ma 950 000 mais bu dee yow mën naa ko wàññi ma ne ko non jërul wàññi parce que man amu habitude di waxaale donc ma jox ko 1 million pour 50 000 pour bagage yi ñëwee moom nee na loolu lay négocier ak waa ji bi mu ko génnee ñëw gaare ko déjà dama de loin rek laa xam ne oto bi yaa quelque chose parce que man oto bi
man maa ko chargé man maa ko dawala sama bopp ba port ba biir port dem gaare ko fi ñu wax naa ko gaare quoi bokkul comme Sénégal fii am nañ possibilité ñun yóbbul suñu bopp suñu oto ci port bi ñu jox la nga wax fi nga koy gaare après gars yi dañu lay topp soo gaare ñoom ñu indiwaat la si buntu bi quoi donc déjà oto bi dafa propre woon mais bi mu génnee pneu yi parce que période hivernage dajaloon quoi pneu yi ni mu taxee man affaire yi dafa na ma kaa léegi bi ma tijjee oto bi lan laa fekk mat laa fekk ak benn paquet chips ak ay spaghetti ak ay papier toilette yooyu laa fa fekk lépp lañ sàcc donc ma ko posé question mu ne ma non Belgique lañ ko sàcc man ko non Belgique foofu kenn du ko sàcc mais déjà ay meew ak ay chips yi ça coûte rien là-bas loolu moo tax ma jënd ko parce que xam naa dafa cher fii mais man avertiroon nañ ma ni ma dañuy sàcc donc mais et puis dama soloon plein bi may daw oto bi bi ma koy yóbbu port dama ko soloon gasoil bi ma ko soloon plein bi ma contacté lampe bi rouge ma xool mu xam ni gasoil bi aussi dafa vide donc si station bi foofu laa solee gasoil pour dem même si oto soo ko kiiyee bouton yi nga xam ne day yéegal rétroviseur yeeg bu fekkee marque bi ainsi ñu ngi ci def yëpp da dañ koy dindi donc am tapis yi ngay teg sa tànk sax dañ koy sàcc. mais affaire bi daal bi mu agsee Sénégal bateau lañ ko dugal mu fay lépp li mu war a fay bi mu agsee ba Sénégal daal oto bi tey la agsi si ngoon gi ñu xëy suba si ngoon gi ñu dem di ko jëli ñu leen oto bi yóbbu nañ ko jam naajo quoi benn parking bu nekk jam naajo léegi bi ñu ko yóbboo jam naajo bu demee di ko jëli foofu ñu fayloo ko 200 000 ngay fay si parking bi quoi si lu matul sa 2 jours léegi ñu war koo génnee oto bi ñu dem génne oto bi benn bagage bu ñu ci dugaloon fekk ñu ko si quoi benn bagage yi noonu lañ ko ñàkkee quoi. waaw metti na trop vraiment parce que nekk fii di liggéey pour jëndi bagage pour yóbbu sa njaboot ak yooyu dem ba àgg ay doomu aadama nekk foofu jël ko yóbbu seen kër metti na trop. gënuma la koo xam ni mu mettee ma dajale bagage yëpp ñu jël dugal ko avant loolu sax sama borom kër ma ne ko man du ma ci dugal parce que damay dégg chaque fois Ndoye Bane li muy wax ci port bi mu ne ma déedéet comme man léegi damay yóbbu bagage ya Guinée ak Sierra Leone kenn duñ ko dajji kon Sénégal duñ ko dajji ma wax ko jëm kaw jëm suuf mu ne ma kenn du ko dajji ma ne ko chaque jour maa ngi déglu xalaas waaye buñ ko sàccee di nga ma rey de. noonu ñu jël marchandise yi ma dugal ko ci oto bi ñu yeb ko ci ba mu fees mu ne na da koo condamné noonu. oto ba génnee port oto vide dañoo sotti lépp bagage ca nekkoon lépp oto ba daal laa xam ne mais la ca des am na sax leneen lañu sàcc ca kii ba pare-brise ba ñu dindi ko. port bi daal luñ ci woowee mën a dimbali daal ñu dimbali ñu ci loo fa dugal ñu vidé ko duñu bàyyi dara sonn nañu waay. et puis transitaire yu bari yi fay toog naan transitaire lañu duñu ay transitaire il travaille pour une personne donc lui c'est le big boss il se déplace pas day toog ci bureau am ñeneen ñi ñoom ñooy dem encaisser xaalis beeg yooyu pour te dire man transitaire bi au premier jour bañ ma ko indilee man xaw ma ko woon bañ ma ko indilee ak gentillesse bi ma wonoon ak langage bi ma wonoon xam nga gentil la sœur dugg na fi génn na fi ak ba mu encaissé sama xaalis ci ëllëg sa ba ma koy woo il m'a répondu ak ton bu ferme donc bi ma demee ci bureau ak démarche yi xale bi góor bi ma doon booleel da ngay gis ni comportement am sax dafa changé ba mu encaissé sama xaalis comportement am dafa changé finalement da nga koy woo mu lay ignorer daw naa ci moom 2 jours waaw parce que bañ ma booleeg moom ci guddi gi la ñëw kër ga ñu boole ma ak moom ma ne ko léegi qu'est-ce qu'on va faire mu ne ma dès demain damay entamer démarche yi jox ma numéro xaw ma sasi beeg xaw ma yooyu daal léegi demain matin da ngay ñëw port ñu commencer affaire yi. problème am na de. ah baax na rëy sax kay. problème am na de. non problème am na te lii baaxul ci ñi nga xam ne sax dañ faa nekk ci yoon di def seen i liggéey ni mu demee li baaxul ci ñoom. léegi nag man xam nga lu ma ci gis. waaw mooy xam nga port moom c'est une société nationale. waaw ku nekk ci réew mi rek bëgg nga société nationale bu nekk ci réew mi dox na mu ware. waaw parce que bu doxee man la doxal. yow la doxal keneen la doxal. ñoom ñii am na lu ñuy jàmbat ci lu doxul port. gis nga Macky Sall bi mu faloo. gis na am na ñu ko wooteel Sénégalais. daf nañ def dialogue national ma xam lu xew. ñoom it nañu leeral ñoom waa port. yëkkati seen kàddu. une voix autorisée. wax ñu ñoom la fa xew. est-ce que yëg nañ ko am déet. bu ñu ko yëgee ndax jël nañ ci matuwaay wala ndax ñoo ngi nësër ay matuwaay. bu fekkee ñoo ngi koy xeex yan résultat la ñu amagum ci xeex bi loolu dina gën a encourager gën a dalal xelu sénégalais parce que ku sañoon aussi nekk bitim réew di doomu Sénégal am luy ñëw ci réew mi. nga jaarale ko ci port bi. wax dëgg yàlla. gis nga autant ni mu amee nii ñuy indi seen i bagage du génn ca port ba du ca génn nam leen neexee
am na ci ñeneen ñoo xamante ne ji ñoom bagage yi ñuy dugal di ko jaarale ci port bi ak la ñuy déclarer du benn. dañ ko dul déclarer xam nga sax. sax ñoom loolu coono la ci ñoom. loolu dafay am. léeg-léeg nit di jël ay conteneur yàpp ci bagage ba mu fees. ñu la conteneur fourre-tout la fekk yu bees tàq la. wala mu ne la ay feuilles la ay fourniture xam nga je pense de droit de douane dafa am yoo xamante ne ji day gën a oyof. ñu déclarer loolu fekk du loolu. kon ñoom it am na lu leen metti. mais comme ñii ñoo ñëw fii di jooy. lu ñu leen di def ca port ba jëf ju ñaaw ju ñu leen di def dañ leen di ñaan. ña ca mën a wax parce que entreprise boo gis moom am na. chargé de communication wala xeet yooyu. ñu leeral sénégalais waxuma sax ñun de mais nañu leeral sénégalais yi. wax leen li xew. dalal seen xel. parce que bu dul loolu. lii nii seen der bi yàqu ni nit ñi di leen ragal. mën na leen coûter cher. waaw loolu moom dëgg la. yàq sax seen liggéey. jar na ñu def conférence de presse surtout ñi fa nekk di liggéey bu aw yoon. voilà kii ab chauffeur la. bu nekk fan ca biir port ba dañoo changé baatam parce que suñ ko déggee xam nga réew mi muy doxee déglu ko Njaay. wéer ngeen di wax da ngeen ko mënta fekkee rek man fa laa nekk chauffeur laa waaye vidéo boobu ngeen di wax sax foofu la ki ko filmé sax transitaire la xaw ma nag kan moo ko dugal ci internet waaye loo wax foofu ci lu ñu sàcc rek keroog rek Peugeot 406 bu ma doon génnee boromam mu ngi ko sol bagage ba mu fees tepp biñ ñëwee jam ñaaje di ko génnee mu ne mbiru douane ñu ne ko dafa am bagage douane ma ne ko ne ban façon oto la mu ne ma Peugeot 400 ma ne ko non yow loolu daf di bagage boobu mënul dédouané wu ay bagage lan la mu ne ma xanaa yére bagage yi néeg rek ma ne ko non loolu moom du métti parce que TS rek ngay joxe waaw am naa lu mu bëri 5000 la parce que seen heure wàcc passé na waaw ñu ngi liggéey fu mu nekk nii 19 heures jàpp 21 heures wax dëgg fa yàlla loolu moom TS lay doon 10 000 francs lay joxe bagage bi génn sàcc nañu lépp écran plat yi ma mun naa laa yónnee benn mini car fii nii lu ëpp 6 écran plat moo fa nekkoon waa ji ci buntu bi la ko defoon benn génn ci mais ñun chauffeur yi dañuy am problème dañuy génnee oto bi ñëw taxaw ñu ne nen wala ana lii ana lale fekk ñun du ñuy njëkk ci oto yi ñiy jiitu ci oto yi ñoo koy sàcc nag ndoy ban ñiy jiitu ci oto yi oto bi fu muy wàccee ci gaal bi bu ko waa gaal bi sàccut ñiy nekk ci buntu port bi jiitu ci oto yi dawal ko gaare ko nga dem def sa procédure pour defar kayit yi ba point final ñëw buntu Dakar terminal defaraat beneen kayit dernier point pour dem génnee sa oto kooku mënut a sàcc waaye ñoom ñi nekk ci biir ñoom rek ñoom mën a sàccante seen biir naa la xamal leen am na ay paa yu fa nekk yore seeni oto waaye luñ sàcc ñoo koy génne lépp luñ sàcc oto yi koy génne naa la ko filmeel muy pono camion muy beeke camion sax camion war ko yóbbu Gambie ñu wàcce ñu fekk ñu sàcc beeke yi yëpp ñaar yi 250 000 benn bu ne 125 000 sàcc pono yi moom noonu lañ bàyyi parce que jarul jënd écran plat yi nag mooy loolu léegi ni ngay def pour nga mucc ci taxul nga mucc ci suude bunt yi def ko colisiré ko suude ko taxul nga mucc ci parce que oto bi dinañu ubbi sàcc batterie bi alternateur bi gis nga Renault 21 yi nii Renault 21 yi seen kii bi appareil kii bi surface bi non façon appareil bu ne la gars yi di sàcc ba ci commando ba ci bouton yi bouton buy yéegal vert sax grand bàyyiwuñ ko léegi nag jiiñante bi fii la ci biir bateau bi la ñu fay liggéey la ñi ne ci port bi la waaye man lu ma wóor ba wóor na ne ci port bi moo ëpp li ñuy sàcc ci bateau bi gasoil da ngay sol sa oto gasoil ba plein wala essence plein nga ñëw taxaw mu génn ñu ne la ne fekk amul dara mu ne la pourtant man plein laa sol ma ne ko waa mais plein boobu noonu lu nekk xaj na ci de parce que oto bi mun nañ ko taal bàyyi ko noonu muy ralentir ñaari fan yow fay ñu ko danga koy gis biir port ñu koy romb ni oto baa ngi ralentir tàkk kenn du ko faale léegi soo nee dañ sàcc sa gasoil ñun est-ce que nañ ko mën a weddi duñ ko mën a weddi ba tey ci biir port bi toujours ci bi kii doon wax nag. kii sax baax na ci parce que moom dafa xam li muy wax waaw bon ñi njëkk a wax it xam nañ li ñuy wax parce que dañ ko dund mais gis nga ñoom lañ leen wax sàccee wuñ ko fii ñu bari loolu lañ leen di wax mais fuñ ko mën di sàccee jaaduwul sàcc moo jaatuwul gis nga lii nii nekk ci port bii dama la aéroport même chose bu njëkk beeg bi fi nekk yam même chose dëgg la kànnaari sa valise ñëw ñu dindi la kànnaar
luñ ca mën a yóbbu ko. mais xam nga loolu base fondamentale bi lan la sama xalaat bu gàtt. yore jikko ju bon. moo ca jiitu parce que loolu moom moomoo ko. fay dem moom nga yóbbaale. mais di liggéeyloo nit ki te joxoo ko àqam. lu mu gis àqoo ko. njaay àq mooy lan ci nit ku doyluwul. waaw d'accord naa xam nga réew mi toj na toj goo xam ne. da ngay dégg ku naan la lu ma am baax na man toog rek laay bañ. mais boo jëlee nit dugal ko ci port bi di ko liggéeyloo. fayoo ko lu baax. tegoo ko ci condition yu baax. te mu am soxla. olof nee na góor balay gore dëgg am ci lu mu góor. soxla yi di ko dab di ko xaar këram di ko gunge di ko fekk fa muy liggéey buy ñibbi yóbbaale soxla yi. bu gisee alalu jàmbur jël ko. société yi nekk fii ci réew mi bari na ci ñoo xam ne aba la ñuy liggéey ak condition yi ñuy liggéey na leen ko yàlla nëbbu. na leen ko yàlla nëbbu nañu teg liggéeykat yi ci condition yu baax. loolu moom dëgg la moom. waaye tamit loolu la mooy li ma la wax nee naa la jikko ju bon. moo ci jiitu parce que. ak loo ñàkk loo am soxla war ngaa xam ne loo moomul moomoo ko. c'est ça. waaye nag bu fekkente ne da ngay nekk ci nekk ci barab di fa xëy di fa wàcc di ko guddil di ko gontal. te barab bu dundalu la. nga dundal sa bopp rek. ci nan mooy ci alalu gaañ ñi rek. doy na waar. nañu setalaat port bi nañu setalaat aéroport c'est-à-dire fii liñ fi war a setal moo bari. duurkat yaa ngi ne kurru ci réew mi. c'est que agent de transit yi tamit est-ce que amuñu ci part de responsabilité parce que agence yi. je pense que boo dugalee sa conteneur wala dara da nga am agence boo koy jox. maison de transit. waaw moom moo la koy jël. moo la koy gérer moo koy génn ci port bi toppatoo ko ñooñu est-ce que tamit waruñu gën a organiser waat seen bopp gën a xool employés yi nga xam ne ñoo ni liggéeyal parce que tamit bu ñu nee mu ngay aw na fi nga xam ne foofu lañ ko kiiwee pour mu ñëw ci yoon bi ba yegg si donc est-ce que tamit ñooñu waruñu organiser waat seen bopp. gis nga li ma lay tontu foofu mooy ni métier journaliste ñoom Njaay mi yàqoo noonu la métier transit yàqoo. maanaam ñi leen raxa bari ka nga xam ne mooy transitaire day yor biroom toog yor yeneen téeméeri faux transitaire yuy liggéey ak ñoom. ay arrangitaire lañ leen di. voilà ñoo loolu la métier transitaire dafay yàqu. am na ñoo xam ne dañ moom lañ jàng moom lañ xam mais da ngay gis ku def bac 42 fois amul wala mu teg BFM 42 fois amul génn dem port miir port ba rek ni transitaire la. mais day fekk mu am leen lu mu ci xam. avant ñuy sori l'homme passe partout nee na dafa am benn policier agent de police bu tudd Sayer Niang. waaw nee na dafa fàtte ci benn taxi keroog lundi 11 novembre. diggante cimetière Saint-Lazare Béthanie ak premier garage bu Parcelles Assainies benn calpe benn portefeuille ma boo xamante ne ji carte d'identité moo ci nekk yu bees yi ak yu màgget yi. si l'homme sa mën na ko passe partout sa mbind mi doy na waar ak xaalis daal ku ko gis. nga woote ci 150 17 17. Sayer Niang la. agent de police la. am na it beneen waay boo xam ne ngeen baal ma de. mu cee ñàkk. ki moom sama waay la nee na. permis de conduire am ak carte d'identité moo réer. ci turu Omar Mbow. waaw ku ko gis nga jokkoo ak ñun. 150 17 17 wala 849 16 40. am na ay ñu doxal bala kii dañoo toj otoom jël saagam ak kii pièce am message baa ma réer. saa waay da ngay woote ci 77 150 17 17. waaw parce que li nga ma bind nii. mënu ma ko wax ci xalaas bi comme lii lu ñu war a enregistrer la moom tamit am na ci problème bu toll noonu ca port ba. donc moom it na woote ci 77 150 17 17 waaw pour wax problème bi nga xam ni moom la dund ca port ba. voilà. mariage forcé bi dañ koy denc bu suba mais kii Facebook bi. toujours ñu waxaat leen attention déglul kii. moom dafa nekk ci comment dirais-je Facebook bi di utiliser benn compte jigéen léegi bu utiliser compte bi ajouté la gëm loola ni moom elle est à Paris elle travaille là-bas que benn waay moo ko yóbbu foofu et tout soo bëggee mu mettre la en contact avec waa ji mu defal la sa demande de visa et tout nga fay ko xaalisam. nga ni ok mu jox la numéro téléphone am nga contacté ko toujours même personne bi la mais yow doo ci xam dara da ngay defe ni jigéen moo wax ak yow présenté la waa ji boo waxee ak moom du bañ sax déplacé wu pour nga gis ko buy ñëw dina indaale angaaru passeportu jàmbur yu mu yor gëm loola ni la moom moo leen di lijjantil moo leen di yóbbu di lim ay turu nit yu siiw di utiliser benn groupe musicien bu siiw fii ci dëkk bi. parce que ñooñu ay cousin wam lañ di mbubboo ñooñu bu ko defee ba am sa confiance escroquer la lekk sa xaalis jàll ci keneen
bëri na ñum ko def mën naa la envoyer numéro bi muy utiliser WhatsApp parce que temps yee yóbbu woon nañ ko Femme Chic posté fa photom et tout xam nga ba naroon def benn plainte collectif man mii di wax ak yow déposé woon naa sama plainte commissariat central bu Cong mais bañ ko woowee ñëwul waa ji il est de Saint-Louis Mouhamadou Ngagne Niang la tudd ñu naan ko Demba Niang il est de Saint-Louis jàmm gën. bis bu ne man leen Facebook mbedd la de. lu nekk fay xew de. saay man de ñetti at a ngi nii génn naa ci Facebook bi yàgg na. Facebook du takkukaayu jabar. Facebook du wutukaayu xarit. Facebook. du fu ñu wutee liggéey. mbedd la. du fu ñuy wutee liggéey. Facebook bi moytu leen ko. wax nañ bay bëgg a dee. da ngay wax ak nit ay at. nga yaakaar ni góor la ndekee jigéen la waaw am na ñoo xam ne am nañ ay xaritu benn bakkan laa wax de ci Facebook bi te mosuñoo gisante am ñoo xam ne ñi ngi nobante bay waaji sëy ci Facebook bi. am ñoo xam ne lu leen metti fa lañ koy jooyee. voilà lu leen metti fa lañ koy jooyee. mais yëf yi xel la rek baan gis nga réseau social bu mu ci